jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu ñëwaat ci deuxième partie seen émission leeral comme niñ leen ko waxee rek bi ñuy tàmbali fas nañu yéene lépp loo xam ne Yewwi Askan Wi tënk na ko rek ci programme dinañ ko ànd ak ñoom leeral ko ba mu leer ci askan wi nga xam ne ñoo yeewoo ci suñu commune waaye nag ci Sénégal gépp ba ñu xam ne lépp luy diriger am réew dañ ko war a teg ci ay normes teg ko ci ay programme yoo xam ni askan bi yëpp dinañ ci mën a jëriñoo kon Sonia. Babacar gis nañ ne da ngeen a am benn programme bu jëm si wàllu fes ngaparu fes ngap est-ce que mën nga si andi ay leeral. waaw merci Sona boo gisee boobu ba léegi dans le domaine de la culture ñu ngi siy wax ay jéego yu ñu ci bëgg a def maanaam loolu yëpp dañ ko bëgg a jëmmal nag ci benn événement boo xam te ni dañ koy annualiser tuddee ko fes ngap maanaam bépp domaine culturel maanaam ñiy def théâtre ñiy def rap ñeer yi def ndaw rap bi sax képp koo xamante ni yaa ngi ci ngapparu di yëngatu si wàllu culture bëgg nañ ko jëmmal ci ak benn événement boo xamante ni fes ngap lañ koy tudde annualiser ko dugal ko ci nu agenda de sorte que chaque année dina am benn date boo xamante ni dina ci dugal loolu moo xamante ni mooy festival bi maanaam mën na doon 72 heures mën na doon 48 heures dafa doon loo xamante ni ngapparu moo koy moom di ci wane culture am di ci wane boppam ci bépp fànn boo xamante ni ci culture ma ngapparu suñu ville de culture voilà boo nee culture di nga ne wax nañ sànq ci village artisanal wax nañ sànq ci maison de culture wala nu ñu ko waxee sànq édifice boo xamante ni mën nañ ko mettre en place maanaam ñooñu fa xamante ni ñoom lañ fay affecté ñooñu fay nekk bëgg nañ am seen bés aussi wala seeni bés ci at mi boo xamante ni dinañ fa jëmmal lépp loo xamante ni ñu ngi koy liggéey ci wàllu culture moo tax ñu bëgg tuddee festival boo xamante ni fes ngap lay tudd bépp acteur culturel man ci gis boppam def ci ay préparation ñëw def ci ay manifestation wala ay prestation ci journée boobu wala ci journée yooyu bokk na ci programme bi nga xamante ni moom lañu proposé waa Ngaparou. ndax festival boobu noonu ci acteurs yi yeewoo ci Ngaparou dong la wala ñëpp dañ ci yeneen dëkk yi ñëpp dañ ciy am accès. waaw xam nga ñun dañoo nekk ci perspective d'ouverture Ngaparou doon dëkk boo xamante ni dafa tëju même bu tëjoo tam ñun dañ ko bëgg a tijji c'est pas pour rien ñu tuddee ko Yewwi Askan Wi. tudd ubbi que de sorte que même ñi nekk dans les villages environnants mën nañ leen invité mais nag waa Ngaparou ñoo koy moom ñoo ci am temps boo xamante ni wax dëgg yàlla dinañ ci wane li ñu def. wane ci seen bopp mais dinañ si ubbeeku aussi permettre ñëpp koo xam te ni yaa ngi dans la zone di nga mën a ñëw wane ci sa culture aussi parce que zone bi boo gisee ñoom ñëpp boo xoolee ñoo bokk culture seulement manifestation yi mën na wuute mais boo xoolee culture yi benn culture daal amul frontière te bëgguñu ko tënk ci Ngaparou kese nañ ko ubbi de sorte que képp ku dëkk dans les villages environnants man si gis sa bopp. merci jërëjëf ñu ñëw ci environnement parce que lu am solo la ci dëkk. jamono bi dëkk bi dox rek saa su ne ak développement fi mu toll dafa war a feeñ ci environnement bi dañu gis ne lu jëm ci wàllu mbalit mi ak Sénégal fi mu toll ndax demoon nañ ba yu ci bëri xam naa question boobu Ousmane na kii Sini laa koy bàyyeel mu indil ma ci ay leeral ci wàllu domaine boobu lu jëm ci wàllu mbalit meeg yooyu bëgg nañ xam ban programme ngeen ci am parce que ñi fi nekkoon gis nañ ni mbalit mi dafi doon traîner dem nañ yokk ay oto mbalit mais teewul ba tey mu mel ni solution amul Yewwi Askan Wi ban programme la ci indi. ñu ngi sëñ Babacar ñu ngi rafetlu bu baax laaj bi ñu laaj di sawar lool di ci tontu ndax bu ñu xoolee Ngaparou ni comme ni nga ko waxee léegi dañu am ay jafe-jafe ci wàllu mbalit donc jafe-jafe yooyu noonu nag ñun Yewwi Askan Wi dañ ci tëju nañ ci waxtaan ci donc étudier ko de telle sorte que am nañ yéenewu apporter ci solution yoo xamante ne ni yu jéggi dayo parce que buñ ne mbalit mi nekkul kese que ne parce que am ay oto te amoo ñi ko main d'œuvre bi ko war a liggéey mook zéro ñoo yem donc ça ne veut rien dire donc ñun suñu coalition Yewwi Askan Wi fas yéene nañ en première des choses recruter ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo war a jëmmal loolu noonu ba pare de ce fait donc duñu doog nag dugg ci li nga xamante ne nii mooy roñ wàllu mbalit mi buñ ko roñee nekkul ñu dañ koy roñ rek dem tuuri ko mais suñu yéene mooy dañ koy roñ ba pare am jumtukaay bi ñuy njëkk tëral mooy lañ trier ko parce que mbalit nekk na jumtukaay boo xamante ne économiquement xaalis bu dul jeex la donc ci loolu bëgg nañu bu ñu roñee mbalit mi dinañ ko trier d'abord buñ ko trier doog a jël li nga xamante ne ni moom la ñu war a mën a recycler donc ñu jël ko recycler ko donc parce que boo xoolee yaa ngi dugg ci biir kër yi di nga gis ay xottu paan xotti chio affaire yooyu noonu
nekk na loo xam ne lu ñu mën a recycler la defaraat ci ay paan. waaw parce que loolu ci développement la bokk de créer emploi. exactement donc nag ñun nit ñun suñu kuréel gi loolu la fas yéenee def de telle sorte que kenn ku si nekk di nga si mën a gis sa bopp. donc gis sa bopp nekkul que ne du éboueur bi nga xamante ne ni mooy roñ mbalit mi kese mais ki nga xamante ne ni day recycler aussi dina si gis boppam parce que tey bouteilles yi may jël roñ ko mën naa ko jël jaayaat ko donc économiquement ça je peux gagner ma vie là-dessus donc de ce fait que donc du nekk loo xamante ne nii rek dañuy roñ mbalit mi taxañ ko dem sànni ko bëgg nañ aussi teg kuréel boo xam ne jëmmal loo xam mbalit mi ay endroit yoo xamante ne nii fa la ñuy collecté mbalit mi tey koo xamante ne nii mën nga am sa mbalit nga ñëw jaay ma ko nga ñëw sans problème nga jaay ma mbalit mi parce que jaay ma ko mooy lan dinaa ñëw di nga ma ko jox dina am restourne boo xamante ne nii yow en réalité day delluwaat si yow donc économiquement yaa ngi gagné c'est gagnant gagnant donc nekk na loo xamante ne nii du lu ñuy fooyee. mais foofu it bëgg naa nga indi ci leeral bu yaatu parce que buñ nee jaay mbalit. déggin wi dafay oyof. mais lan ni ñuy jaay. exactement donc buñ nee jaay mbalit mooy mbalit mi nga xamante ne nii lépp mën nañ ko recycler donc par exemple su ma jëlee xottu paan xotti siwo donc butéelu verre yooyu yëpp nekk na loo xamante ne nii donc mën nañ ko réutiliser waat donc par exemple même pneu bi nga xamante ne nii da nga ko jël yow mi nga xam ne yaa ngi yor sa oto jël sa pneu yàqu na mais pneu bi mën na ma amal njariñ mën na amal njariñ askan bi si lan mën nañ ko jël defar si ay banc nit ñi mën si toog sans problème donc te jëlu nekkoo loo xamante ne ni yaa ngi polluer environnement bi donc mu nekk loo xamante ne ni loo am importance la parce que tey boo xoolee pneu yi traîner si dëkk bi yëpp bu ñu ko jëloon mën nañ si am ay bancs yu rafet macha allah ndax boo jëlee cadre exemple biñ ci jot a def exemple boo demee université Cheikh Anta Diop donc am na bancs yi nga xamante ne nii moo nekk derrière IFAN donc loolu donc ay pneu lañ ko defaree donc mu nekk loo xamante ne nii sànniwuñu ko donc yàquñu environnement bi donc lu am solo la loolu lañ fas yéenee def non seulement créer point de ramassage yi mais nekk loo xamante ne nii donc yow mi indi sa mbalit di nga si gis sa bopp te it du mbalit n'importe quel mbalit parce que buñ ne mbalit tey jii ñu bëri dañuy yaakaar ne ay mbuus ak kii kese la non mais carton mbalit la këyit mbalit la yooyu yëpp mën nañ ko recycler donc amaat ci beneen produit donc looloo tax ñu tuddee que ne c'est du donnant donc tey li nga xamante ne ni recycler nañ ko mën nañ ko indiwaat di ko jaayaat askan wi bu ñu koy jaayaat askan wi day nekk à un prix bu nga xamante ne ni c'est moins cher par rapport li ñu ko daan jëndee donc parce que c'est des choses qui sont recyclées donc loolu la ñu am premier point bi nga xamante ne ni moom lañ bëgg a apporter ci wàllu environnement jëm ci wàllu côté mbalit mi donc nekkul lu dul am ramasser non parce que tey boo amee 1000 oto te amoo ñi nga xamante ne ni mooy le personnel nécessaire pour le faire donc doo dem donc ñun nag suñu premier acte bokk na ci recruter des gens yi nga xamante ne nii ils seront bien formés donc lu jëm ci wàllu mbalit mi xamal leen naka la ñuy trier yal nañ war a jël ak lu ñu war a jël loolu la amoon nañu ci apporter. jërëjëf ci leeral bi am na solo point bi ñuy ñëwaat mooy pêche wàllu pêche ndax jamono jii ñu toll lu jëm ci wàllu géej gi napp gi ak yi ci aju lu am solo la surtout ñun fii ñu nekk nga xam ni géej gi dafa nekk nii suñu dëkk mu mel ni ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu napp dañ ci gisul seen bopp xam naa dañ may bàyyi Sonia mu ñëw ci bu ko defee mu gën a leer. Ousmane Mbengue si wàllu pêche fii si Ngaparou dañoo gis ne quai de pêche bi fonctionnatul normalement et que yéen da ngeen a prévoir réorganiser ko ñu leen doon laaj lan ngeen si mën a wax. merci Sonia am mbégte pour war a mën a tontu ci cadre pêche parce que bu ñu mën a xewee pêche dañuy wax les acteurs de la pêche te les acteurs de la pêche dafa concerner ñaari entité muy les marins pêcheurs ñu tuddee mool ak les mareyeurs ñi nga xam ne ni li ñu jëlee ci géej gi ñoo koy jënd tey bu ñu taxawalee quai de pêche ñoom ñaar ñëpp la concerné parce que un quai de pêche lambda lieu de débarquement la et d'embarquement fa ngay jéggi dem fa ngay wàccu indi sa produit de pêche pour nga mën ko jaay keneen jënd ko ba mu yegg ci marché de poisson yi loolu nag mu laaj taxaw seetlu bu am solo parce que bu ñu nee les acteurs de la pêche tey ji dafa nekk secteur bu bari problème ci Sénégal waxatuma la collectivité locale yi ba raw ci Ngaparou li ko war a waral nag mooy ne mool yi nee nañu gisuñu seen bopp ci géej gi ñàkk gis seen bopp bi yëpp mooy ne dañ leen war a réorganiser moo tax noonu ci cadre yeewu askan wi Ngaparou
nuy oo bépp mool bépp acteur de la pêche muy mool yi muy mareyeurs yi képp koo xam ne da ngay yëngu ci wàllu géej gi même les femmes transformatrices de produits halieutiques mooy ñu yore wàllu yéet ji ak géej ñëpp ñu leen di oo ne bés bu jëlee mairie bi li ñuy jëkk a def mooy oo leen sur les assises de la pêche bu ñu nee assises de la pêche nag mooy ne toog saytu ku nekk joxe xalaatam si li fi ne nan lañ ko war a mën a defaree ba ku nekk ban see gis sa bopp loolu nag day laaj ay points yu bëri point bi si jëkk mooy nan lañu war a mën a réorganiser waate quai de pêche bi quai de pêche bi li tax mu laaj réorganiser parce que ña fa nekk tey muy mareyeur muy mool koo ci wax mën a la quai de pêche bi doxul li ko war a mën a doxal yëpp lan waxtaan nan la ñuy waxtaane ba mool bi bu jógee géej war a mën a jaay produit am mareyeur boobu war a mën a évacuer ak moyens yu mu laaj na nga war a am glace war na laaj nga am ay usine ay conserverie yoo mën a denc sa jën au cas bu fekkee ne daf la fekk ci yenn situation yi mool mi dem géej aussi dafa war a gis boppam ci kaw lan moyens yi nga koy accompagner ni nga koy organiser ba mool bi war a mën a dem géej en toute sécurité ba war a mën a oññeeku ñëw jaay jënam mareyeur bi jël ko évacuer ko ba mu yegg fi mu war a yegg loolu ci cadre yeewu askan bi ñu ne solution yi ñu ci jëkk apporter mooy toog def les assises de la pêche ku nekk joxe sa xalaat loolu ci bëgg a indi en cas première solution. fi may ñëwaate mooy balaa ñuy jàll ci quai de pêche beeg yooyu dama bëgg ñu leeral tuuti ci wàllu mool bi nga xam ne mooy dem géej di napp parce que ñun am nañ zone fii am nañ zone te ñi fi jotoon nekk sax am na parc bu ñu dagg te gis nañ ni ñoom ñiy dem di nappi soit que amuñu accès ci parc bi parce que biñ ko tëjee yàgg na te tijjiwuñ ko yooyu yan solution ngeen jàpp ne Yewwi Askan Wi dina ko ci indi pour mool bi bu jugee rek dugg ci géej gi dina mën a jàpp napp li muy napp tranquillement ñëw mën wàcc ci ba jàkkaarloo ki mu koy jaay. waaw jërëjëf Babacar loolu question bu ma war a mën a neex la parce que boo xoolee bu ñu nee la pêche ne la mer géej ñetti pàcc la dañu am lu ñu tuddee les 12000 wala les 24000 mooy les ZEE mooy zone exclusive bi ñu war a jagleel mool yi ak zone boo xam ne dañu ko tuddee zone internationale tey boo xoolee ci wàllu géej ni ñu ko tëralee ci cadre international et règlement moo waral mool mi bu waree dem géej xam na fi mu war a mën a yegg ak fi mu warta mën a yegg mool moomu bu fekkee ne dafa war a mën a yegg au delà de foofu dafa laaj ay accompagnant lu ne parce que mool bii dem géej sécurité moo jiitu ci moom tant que amul moyen de sécurité am information météorologique boo xëyee ne day dem géej lan nag mën na ko ci fekk kooku nag dañ ne ci cadre municipalité bi dañ leen di organiser informer leen de telle sorte que mool mi xëy war na mën a dem géej en toute sécurité boo ñëwee tey ci wàllu parc de pêche bi 3 domaines la woon yoo xam ne ni Banque mondiale moo ko accompagné woon les collectivités de pêche les collectivités de pêche au Sénégal 37 CLP ñoo fi am 37 CLP yi Ngaparou mu ngi ci biir Ngaparou ak ñu mu ko bokkal Somone Guéréo ñëpp ñu ngi ci biir 37 CLP yi mais 37 CLP yooyu Ngaparou lañ si tànnoon si ñetti parties yi muy Foundiougne Ngaparou ak Wakam mais tey jii Ngaparou moom rek moo réussir si parc yooyu muy fierté bu rëy ci Ngaparou muy koom-koom bu rëy si Ngaparou mais mënuñu ko exploiter parce que tey jii waa Ngaparou gisuñu seen bopp ci organiser wu ñu leen accompagner wu ñu leen si parce que municipalité bi daf ci am kaddu daf ci am baat war leen accompagner taxawu leen mais dafa taxaw seetaan mool yi nu ne noonu ci cadre Yewwi Askan Wi dañuy ñëw gisee les acteurs de la pêche wax leen nan lañ ñu mën a ñoñale parc de pêche bi ba nga xam ne parc de pêche bi boo tolloo ci tefes gi di nga seen jën yi di nga mën a jënd parce que jën yi fi ñu yem limite la rek parc de pêche benn zone de limitation la zone boobu nga xam ne ni jën bu ñu ko jéggee mën nga am droit napp ko mais ci biir parc bi amoo droit def fi benn activité lu dul surveillance boobu dañ koy organiser ña koy organiser éléments yi ngay utiliser commune bi daf leen war a jël en charge bu leen jëlee en charge jox leen ay moyens jox leen lépp ba ñu war a mën a ñooñal parc bi parce que tey bu ñu xoolaan dans le bon vieux temps da nga daan taxaw di am ay coof di am ay sëtt di am loolu yëpp gisatuñ ko ñàkk koo gis nag parce que jën wi dafa daw li tax mu daw nag mais bu ñu demee ba cadré ko bu utal ko fa mu ne utal ko zone de reproduction dina mën a permettre jën wi mu mën a développer ni mu war a développer ba waa Ngaparou war si mën a gis seen bopp. jërëjëf xam naa ñuy signaler nii des ci waxtu bi ay 4 minutes li ñuy war a defee rapidement rek balaa 4 minutes yi bëgg nañ it mool bi nga xam ne nappi na comme ni nga ko wax noonu am produit am war a wàcc nag ñëw ci quai de pêche bi jaay parce que liñ gis ni ñoom bu ñu demee nappi dañuy dem préférer dem Mbour jaay romb fi seen dëkk
te loolu bëgg nañ nga leeral ñu yan problème la ñu am exactement ci quai de pêche bi ba tax ñu ko fiy romb di dem ba Mbour. jërëjëf Babacar loolu yëpp li ko waral parce que mool mi gisul boppam tey ci diggante moom ak te mareyeur biy jënd te comme mool bi gisul ak moom mareyeur biy jënd mareyeur bi ëpp yi gisul boppam ak ki nga xam ne ni moo soxla produit bi loolu nag li muy laaj nga am benn marché de poisson bu grande envergure boo xam ne ni dina mën a accueillir ñoo xam ne ni soxla nañu jën bi ak qualité jën ba ñu soxla ba nga xam ne ni jën bi dina mën a am produit dina mën a am qualité dina mën a am prix donc mool mi tant que gisul prix boobu rek day préférer dem jaayu Mbour mais prix boobu dañ koy organiser tey da ngay jékki jëli ji ay acteurs yoo xam ne ni dañuy soxla jën bi nga ñëw mën leen a boole ci benn cadre d'organisation créer marché de poisson boo xam ne ni dinañ fa mën a taxaw ba nga xam ne ni mool mi la mareyeur bi ak ki soxla jën bi loolu mooy mën a tax tey mool bi mën a gis seen bopp ci loolu aussi nu ne mool mi aussi liñ siy yokk mooy mool bi dañ leen war a organiser ci benn cadre crédit mutuel boo xam ne ni dina mën a permettre mool mi frais yo mu daan def wala que xaalis ba mu daan lebi te di ci am ay jafe-jafe ñu mën leen a organiser ci biir commune bi créer leen benn mutuelle de crédit boo xam ne mool mi mareyeur bi ku ci bëgg soxla xaalis dinañ la mën a lebal mais nag dañ koy organiser loolu yëpp ci organisation la jot pour que mool bi mën a gis boppam mareyeur bi gis boppam acteur de pêche yi jot moom pour ñu mën a ñoñal pêche bi ci biir Ngaparou. jërëjëf ñu ngi lay sant ak ngërëm ñeel na la ci leeral yi am solo yi nga xam ni indi nga ko ci li jëm ci wàllu napp gi ñi ñuy wax ni waxtu yi ñu amoon jeex na bëggoon nañ waxtaan wi gën a yaatu waaye liggéey bi moo demee noonu sa kàddu yu mujj. sama kàddu yu mujj de xanaa di leen remercier yéen waa KTV ginnaaw bi ma santee gërëm sama ñaari collègues yi ma nekkal muy Babacar ak Sini di wax rek ne suñu programme ngoog di ñaan askanu Ngaparou ñu xool programme bi ñu ngi leen di si yeewi leen pour indil leen lu bees lu fi masul a am parce que kenn masul fi teg programme ñun nag préparé na ñun tegal leen programme ñu leen di di leen dugal leen si YouTube bi ngeen lire programme bi dugal leen si Facebook bi ngeen lire programme bi dugal leen si WhatsApp yi ngeen lire programme bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp te di ñaanal sunu candidat yàlla na ko yàlla mbay ndam le 23 janvier 2022 merci. Sini. waaw ñu ngi rafetlu bu baax invitation bi ngeen ñu defal comme ni ko suma naataango waxee léegi nii ñun waa coalition Yewwi Askan Wi suñuy mbébét mooy def Ngaparou indi lu bees si Ngaparou indi lu bees si Ngaparou buñ ko waxee nekkul lu dul li fi newoon baaxul mais gis nañ lu ko gën. donc li ko gën nag moom la ñu saytu tënk ko teg ko ci téere bi nga xamante ne nii mooy suñu programme fas yéene koo doxal incha allah. donc di si woo askan wi yëpp ñu ñëw soutenir ñu si parce que li ñu am gëm mooy dañu jug pour Yewwi Askan Wi comme dañu jug pour Yewwi Askan Wi nag dans tous les plans donc sur le plan social sur le plan donc intellectuel yëpp dañu jug pour Yewwi Askan Wi donc kon ñu ngi ñaan képp koo xamante ne nii lire nga programme bi te mu yitteel la it ñu ngi lay déglu incha allah. jërëjëf si ci tàggatoo bu am solo bi Babacar Faye. waaw merci Babacar man balaa may tëj bëggoon naa attirer attention askan wi ci benn aspect programme bi di nga gis ku ko gis et ñuy xalaat sur la faisabilité des choses te ñun suñu souci premier bokk na ci la faisabilité de ce que nous allons proposer à la population. programme bi luñ ci njëkk a xalaat mooy ndax li ñuy wax dinañ ko mën a réaliser oui bëgg xelu ñëpp dal ci ne ay boroom xam-xam ku ci nekk sa xam-xam màcc ci wàllu wi. ci domaine bu ci nekk ñu indi ay propositions xalaat sur la réalisation moo tax ñu ne c'est un programme réaliste et réalisable bu loolu weesoo maa ngi lay remercier bu baax di remercier sa collègue bi di remercier askan bi bu baax ci déglu bi ak teewlu bi. jërëjëf Babacar Soxna looy tàggatoo sa kàddu yu mujj ci émission leeral. maa ngi jaajëfal suma mbokk invité yi di leen jox dig daje prochaine fois incha allah merci beaucoup. jërëjëf mbokk téléspectateurs yi. leeral la woon ak Yewwi Askan Wi ci programme yi nga xam ne indi nañ ko jëme ko ci li nga xamee ni noonu lañ fas yéene liggéey bu mbir mi jàllee ci seen programme jëme ko ci commune Ngaparou ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di wax ni képp koo xam ne rek liggéey bi intéressé na rek ngeen jël programme yi xool ko ak niñ ko tënkee di wax ngeen abonné ngir ngeen jot suñu bépp programme boo xam ne dugal nañ ko ci 4D TV ak émission leeral ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum